asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi Sud FM seen rajo ñu lëkkaloo seeg suñuy diwaan ñu dikk ak yéen ci lu ci gën a fës. ci wàllum coronavirus lay doon tey jii ñu am téeméer ak juróomi nit yu bees yoo xamante ne am nañoo bile jàngoro ñaari nit ñàkk ci seen bakkan waaye ñi nga xamante ne mujj nañoo wér ci bile feebar bi dooree ba léegi toll nañ ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ci dimanche bi ba tey fukk ak benn nit ñoo am. feebar bi jëlee ko ci transmission communautaire diggante Dakar ak Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Waly Diouf nekkoon fi directeur de cabinet bu ministre de la santé faw rek ñu respecté bu baax mesure barrières yi ngir feebar bi mën a wàññeeku tey jii moo nekkoon ganub Baye Omar Gueye ci émission objection Fimela dafa mar ndax réseau Notto Ndiosmone bu Palmarin alimenté tul maanaam joxeetul ndox juróomi commune ya nekkee ci bërëb ba tax na askan wa ñu ngay daw wutali teen ya te wóorul dara fi ñu toll nii ak mbas mi. Sénégal bëgg na rek daal di dundal réewam ci nawet bi jëlee ci production téeméer boo jël juróom ñett fukk ya bu ko defee mu daal di dundal boppam ngir rek mën a am li ni mel jëwriñ gi yor wàllu mbay mi daal di nay joxe ay matériel ñi nga xamante ni ñooy béykat yi ci vallée du fleuve Sénégal ñuy dinañ ci toftal tamit ubbi ceeb amphithéâtre yi ci weeru septembre bi ñu dëgmal waaye ndongo ya nekkee ci Ndar ñoom nanguwuñu benn yoon dogal boobu nga xamante ne seen jëwriñ jël nañ ko di ngeen ci dégg président coordination bi leen ëmb dinañ ci toftal xibaar yu gën a fës ci ay bés yi di la rétrospective dañ ci ànd ak Josette Kali Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Khady Sène. mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci Sud FM seen rajo xibaar yi dañu koy doore ak wàllu coronavirus tey ji ñaar nit ñàkk nañ seeni bakkan téeméer ak juróomi cas yu yees yoo xamante ne nañu am nañu coronavirus ak fukk ak benn yi nag ñu nga jógee ci transmission communautaire tey ji loolee mooy limu bés bi ci mbas mi di Covid 19 Sénégal nag ñi ci wér toll nañ ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer dañ ci teewlu docteur Aloyse Waly Diouf. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett test yi ñu def téeméer ak juróom ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak ñeent yi di ay cas contact fukk ak benn yi di ay cas communautaire ñu jóge ci Wakam benn Mermoz benn Mbao benn HLM benn Grand Yoff benn Liberté 6 benn Parcelles Assainies ñaar Bargny benn Yeumbeul benn ak benn ci Ziguinchor juróom benn fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakkan démb gaawo ñaar fukki fan ci weeru juin 2020 bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent wër nañ ci juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk. docteur Aloyse Waly Diouf moomee sax moo nekkoon tey ji ganub objection ba tax na ne na rek téeméer yoo jël ci askan wi juróom-ñett fukk ak juróom yi am nañu bile feebar te jëlewuñ ko ci seen bërëbu liggéeykaay mu ci dolli ne moom mi nekkoon fi directeur de cabinet ministre de la santé tant que rek dëppoo wu ñoog dogalu ñu teg ngir jële fi bile feebar dina rek jafe mu daal di fi jóge wala sax mu daal di fi wàññeeku moom di coronavirus
coronavirus seul rek li nga xamante ne sénégalais yi faw rek ñu dépassé yenn yi ngir rek mën a xeex coronavirus moom mi nekkoon tey ji gànnub objection daal dinay joxe ay digle jëmale ko ci ndongo yi nga xamante ne ñooy waajal l'école bi di def classe d'examen waaye tamit jàngalekat yi njaboot gi laata rek ñuy commencé waat njàng mi ñaar fukki fan ak juróom ci weerub juin docteur Aloyse Diouf moo nekkoon tey ji gànnub bàyyu marqué ci objection mun ngeen ko dégluwaat àllarba bu journal 22h bi jeexee wala ci suñu site www.sudfmsenradio.com. dañuy wax ci àll bu mbaaw di forêt classée bu mbaaw bi nga xamante ne nag mën na dalloo armeel yu bees bu département bu Pikine yi nga xamante ne nag association imam yu Pikine laaj nañ ko yàgg nañ di ko laaj loolee mooy rek xalaatu plateforme Pikine suñu yitte waaye coordonnateur ba mi ngi wax ne rek duñ fa nangu ñu fay tabax dara bu ñu sukkandikoo ci tabouret añ loolee moo gën a wóor bu ko defee rek mu daal di aar àll bi dañu koy teewlu ci micro Moussa Thiam. képp ku judd Pikine màggee Pikine xam nga ne tey cimetière Pikine yi fees na te loolu yàgg na am nañu possibilité tey am ay cimetière yu bees ñu def ko ci forêt classée bi parce que cimetière yi nga xam ne moo nekk fii kenn mëntu fa suul dafay fees te bu tawee day inondé gis nañ ne que amoon na ay temps dafa am sax ñu fay dugg di fa sulli nit ñi et cetera donc y a un problème de sécurité qui se pose tey ci adduna bi yëpp muy États-Unis muy France fépp foo dem sëg yi dañ koy jëlee ci dëkkuwaay yi yóbbu ko ci forêt yi fi ñu ne loolu mooy tendance ci adduna c'est pour cela d'ailleurs léegi on parle de cimetière forestier on parle de cimetière écologique on parle de cimetière vert donc pour que nga am ay cimetières yoo xam ne c'est écologique il faut que cimetières yi d'abord duñ fa tabax on a tendance ñun ci suñu aada dañuy ñëw tabax tomb yeeg yooyu donc foofu mënoo fa tabax parce que mënoo ne da ngay doon dans une zone écologique ba pare nga naan da nga fay def ciment ak fer tabax bi day participer à ce que cimetières yi day gën a xat deuxièmement cimetières yi bu fekkee par exemple dañuy suul nit ki mooy percale bi dafa war a nekk percale boo xam ne c'est biodégradable c'est-à-dire day gaaw a seey ci suuf si troisièmement cimetières yi bu amee ñax parfois gars yi ay herbicides yooyu la ñuy jël di ko fa def mais bu fekkee foofu am nga fa cimetière mënoo fa def herbicide donc mënoo fa def ay produits yoo xam ne day yàq environnement donc ñetti conditions yooyu il faut mu réunir pour que nga am ay cimetières yoo xam ne moom la ñuy wax cimetière écologique donc boo ko amee rek moi je ne vois pas pourquoi mu ñu fa def ay cimetières. ñu dem ca Fimela foofee nga xamante ne nag askan wa dañoo mar loolu ay weer a ngi nii réseau Notto Ndiosmone Palmarin moo rek joxatul ndox juróomi commune ya fa nekk ba tax na rek askan wa daal di daw dem ca teen ya foofee nga xamante ne nag wóoluwuñ ko benn yoon fi ñu nekk ni ci période mbas mi ba tax na ñoom nag ñu koy ñaawlu ndax jotuñu benn xibaar ci société bi nga xamante ne war na leen a jox ndox Ngor Sarr. ñàkkum ndox mu métti bi de mu ngi génne di tar ci arrondissement bu Fimela nekk ci département bu Fatick réseau Notto Ndiosmone Palmarin joxatul ndox gox boobu ba taxit askan ba fa yeewoo mar lool boobu ak léegi def na ay weer mbir mi tar loolu itam ci Djilor ji jàkk nga xamante ne moom mooy dëkku président poète Léopold Sédar Senghor foofu it amul benn teen ña fa yeewoo ci fas yeeg mbaam ya fay indi ndox la ñuy dem pour jënd ay bidon te ndox moom it kenn xamul fu mu jóge tax ba ñoom it mënuñu sax respecter li ñuy wax mesure barrière ci mbas mi ñu nekk Alioune Diouf moom moo yore seen kàddu. jafe-jafe ndox mi moom wax dëgg yàlla dañ ko dund ba xamatuñu sax dama jaaxle. pour se laver les mains comme on le demande yooyu yëpp ndox la boo gisulee ndox mi nu ñuy def nan la ñuy raxasoo ban hygiène après la ñuy am dañu obligé di rabattre ci mbaam yi fi nekk ak quelques fas yi nga xamante ne dañuy jaay ndox bidon 20 litres yi ñu ngi koy jëndee 100 francs mais ndox bi ñuy jënd xamuñu ci yan teen lay jóge la ñuy def suñu biir bi yàlla rek moo ñu mun a aar. ñàkkum ndox moomu ci juróomi commune yi nag ci arrondissement bu Fimela fépp la tare Lolo Sessène Djilas Diofior Fimela ak Palmarin Fakao dëkk yi bokk ci juróomi commune yooyu yëpp teen yeeg jaaykatu ndox yi la ñu jëfandikoo askan yu nekk yaayem sax si yaan yi ñu gas ci jardin yi la ñuy root pour mën a naan nee na ñit amul benn xibaar bi nga xamante ne bàyyeekoo na ci société d'exploitation des ouvrages hydrauliques pour mën a la wax li dem ci mbir mi Lamine Ngor Faye dëkk yaayem muy Fimela muy yaayem muy Ndangaan muy Baboucar muy Samba Dia Diofior dëkk yi yëpp amul benn village bu la ne mun naa am ndox depuis ça fait 2 ans ci feebar bi nga xamante ne dañu laaj population pour ñuy raxasoo saabu dañu mujj a dem ci teen yi nga xamante ne dañ leen gasoon pour def maraîchage kenn mënu la wax loo xamante ne lu leer la. hôtel yu bëri yi nekk ci gox boobu itam mbir mi dal na leen tax employé yu bëri ci ñoom dañ leen sax yóbbu ci chômage technique fu mu ne Ngor Sarr Fatick Sud FM.
Ngor Sarr ñàkkum ndox bi moo nekk lu gën a tar ca commune Palmarin Fakao mi nga xamante ne moo gën a sori ci réseau ndox mi askan wi nag ñoom daal di nañuy dem déclarat teen yi nga xamante ne dañ ko bàyyi woon ay at a ngi nii. Georges Faye mooy ñaareelu adjoint bu maire dañ koy teewlu si micro Ngor Sarr. fu ñu toll kañ kenn xamatu ko yàlla rek moo ko xam. mun naa wax ne bu ñuy exploiter teen yi maanaam di root ci teen yi moo gën a yomb situation actuelle moo gën a yomb parce que temps boobu nit yi xamuñu woon robinet xamuñu woon château d'eau donc habitué nañu maanaam miinoon nañu di dem teen di rooti léegi bu ñu demee ba xam ne robinet am na tuyau am na ndox mbaa ngi ñëw ba sa buntu kër ñu toog ba jékki-jékki ne ndox amatul fekk teen yooyu dañ leen bàyyi bokkatuñu 10 ans 20 ans ñu ne léegi ndox amatul ñu def ñu dellu ca teen ba teen yooyu kenn xamul lu ñu mel ay bar ñoo fa ne ay lu ne ñoo fa ne ay algues sax ñoo fa ne donc ñu curé leen nettoyé leen mais loolu doyul kenn du foo ak sant nit wér gu yaramu nit te booy déggee wér gu yaram li koy fu muy commencé mooy ndox bu sell donc bu baax ñàkk ndox boobu vraiment ci ay problème kese la ñu nekk man mi wax ak yow adjoint au maire de Palmarin deuxième adjoint des fois damay rus pour dox ci biir dëkk bi parce que dañ lay comme on dit avec la pandémie dañ lay stigmatiser lu muy def nii te defuñu dara loolu la ñuy wax c'est ça c'est pas notre ressort yi mënoo def nañ ko dina nañu daw nañu yéeg nañu wàcc nañu léegi CO lañu yaakaar CO nekk ci jafe-jafe lu ñu mën a def problème kese. Sénégal moom boppam ci wàllub dund lu war a mën a nekk la ba tax na rek moo taxaw liggéey ci lépp lu nga xamante ne soxla nañ ko ci wàllub dund téeméer yow jël juróom-ñett fukki balaa nawet ki di jeex loolee loo Sénégal bëgg ki ko xam ne di jëriñ gu yor wàllu mbay mi doon ko wax ñi nga xamante ne ñooy baykat yi nekk ci vallée du fleuve tey ji mu amoon fa ab tukkib nemmeeku ni ki démb professeur Moussa Baldé daal di leen di jox ay loo matériel agricole loo xamante ne lu ci ëpp mooy ay moissonneuse batteuse ba tax na mi ngi tamit woo baykat yi ñu daal di siiwal bu baax campagne hivernale bi dañ ci ànd ak Yves Tendeng. jafe-jafe yi ci mbirum picc yi nga xamee ni béykat yi ñu ngi ko doon jànkonteel ci diwaanu vallée bi daanaka du yàgg dina doon li ñu nar a fàtte bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di joriñ gi ñu dënk wàllu mbéy mi di professeur Moussa Baldé mi fa ñëwoon nemmeeku si wàllum góob bi ci lu soxal campagne saison sèche chaude 2020 bi. temps yi la passé dégg ngeen ne producteurs yi dañu am lu ñu doon jàmbat dañ ne picc yi dañoo bari ñu ngi yàq ceeb bi loolu moo tax gouvernement mauritanien dafa indi avion am pour dimbali ñu pour ñu traiter te commencé nañ ko. DPV aussi am nañu produit lu ñu mënta jot ci oto ñoom dinañ fa dem jot ko pour xeex ko loolu moo tax heure bi gis nañ ni picc yi wàññeeku nañu gëm nañ ni en tout cas musiba bi ñu doon wax noonu dootul amati fii te dinañu récolter. jawriñ bi daal di ci noonee sukkandiku ci biléb tukkib nemmeeku ngir ñaax rek mboole mu béykat yi ngir ñu soobu bu baax a baax ci lu soxal campagne nawet bi nga xamee ni moom la ñuy dëgmal. président de la république dafa yëkkati milliards ak lu tegu mu nañu fexe leen ba ngeen yokk machine récolte fii ci vallée du fleuve Sénégal loolu moo tax tey gis ngeen ne juróom benn moissonneuse yegg si nañu ñu ngi xaar ñaari fukk moissonneuse xam ngeen fii téeméeri moissonneuse la amoon tey bu ñu ci yokkee ñaari fukk gëm nañ ne récolte yi aussi war nañ ko mën a def ci anam yoo xam ne dina gaaw te bu paree bëgg nañu aussi ñëpp dellu ci tool yi ñu defaat hivernage mel noonu parce que Sénégal dañu war a fexe ba ñu béy lu ñuy dundee donc dañu bëgg 50 000 yi ñuy def ci récolte saison bu ñu ko yokkal ñu bañ ko wàññee loolu la ñu leen di ñaan te gëm nañ le war nañ ko mën a def. muy woote bu nga xamee ni àgg na ci nopp ñi nga xamee ni ñooy mboole mu béykatu ceeb bi te seen i njiit di Ousseynou Ndiaye mi nga xam ni moo jiite kuréelu Siris di dalal xelu jawriñ bi. vraiment yaakaar naa comme machine yi mi ngi fi te am nañu commande yoo xam ne mi ngi ñëw avant 15 juillet yaakaar naa ni daañu mën a sauver récolte bi bu ci yàlla àndee ba pare ak am nañu tracteur yoo xam ni au moins c'est acceptable pour que ñu mën a def les façons culturelles rapidement. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu wax ci wàllub njàng mu kawe mi ak tijjiwaataan fi théâtre yi ci weerub septembre bi ñu dëgmal coordination bi ëmb ndongo ya nekkee ca Ndar ñoom nag nangu wu ñu boobule dogal jóge ci jëwriñ gi yor wàllub njàng mu kawe mi nee nañu nag ñoom coordination des étudiants dañuy ñaawlu seen doxalinu ministre tey woo njiitu réew mi Macky Sall mu daal di tijjiwaat université yi waaye boobaa dafay ànd ak waxtaan
ngir rek ñu xool naka la ñuy rek jàngaatee dañ ciy teewlu seen président de séance coordination des étudiants ca Ndar Ahmed Diawo ci micro Yves Tendeng. waaw li ñuy njëkk a wax rek mooy di ñaawlu di naxarlu bu baax a baax déclaration bu ministre de l'enseignement supérieur jël ne université yi ñu ngi ubbi au mois de septembre muy décision boo xam ne concerté aussi ak étudiants yi muy décision boo xam ne arrangé wul étudiants yi donc ñun waa coordination des étudiants de Saint-Louis nekk UGB ñu ngi koy ñaawlu bu baax te di ko wax ne que décision boobu engagé wuñ nanguwuñ ko liñ bëgg tey mooy ñu ubbiwaat université yi ñu xool nan ak nan la étudiants yi di ñibbisee ba respecter mesures barrières loolu mën na nekk donc nañ ko def ñu ngi wax aussi ne université sénégalaise yëpp surtout UGB perte nañ temps bu bëri perte nañ étudiants yu bëri te boo gisee loolu yëpp parce que autorités yi dañ jël ay décisions yoo xam ne baaxul crise bu amee donc aujourd'hui li ñu war a def mooy ñu ngi woo le président de la république mu ubbiwaat université yi mu invité parallèlement acteurs yi nekk ci université yi ñu xool nan ak nan la ñuy def ba étudiants yi mën a dellu ci campus sociaux yi pour jàngi ci donc nañ ubbi université yi loolu moo nekk suñu revendication nañu ubbi université yi waaw ñun au niveau de Saint-Louis encore une fois ñu ngi def ay démarches yëpp di xool te dara empêché wul pour ñu ubbi suñu université dara donc nañu xoolaat seen décision waaw dàquñu sax ba def grève de la faim parce que étudiants yi dañ bëgg a jàngi donc nañ jàppale étudiants yi ñu dellu ci amphithéâtre yi ci classe yi dem jàngi ji. xibaaru bitim réew. ci Arabie Saoudite jàkkee juma yi nga xamante ne ñoo nekk ca Makka dinañu tàmbaliwaat dalal nit ñi ci dimanche bi gannaaw ñetti weer bañ ko tëjoon ndax mbas mi di coronavirus ñu ko xamle di télé nguur ga foofee ca Arabie Saoudite fi nga xamante ne nag fan yi ñu mujj kaa yi bëri woon na fa torop ba tax na ñu daal di jël ay dogal yu am solo ngir rek bañ mbas mi daal di law foofee ca dëkk ba rawatina ca Makka. lu toll nag ci junni ak juróomi téeméeri jàkk ki juma ñu ngay waajal rek di dalal nit ñi bu ñu sukkandikoo ba tey ci télé gouvernement ba bi nga xamante ne nag daal dinay tasaare ay image yi wane fu ñuy désinfecté tapis yeeg yi ni mel décision boobu nag ñu ngi ko jël lu soriwul dara pèlerinage bu mag bi maanaam aji Makka moom mi nga xamante ne nag ñu ngi koy waajal ci njeexitalu weeru sulet ba tax na autorité yi waxaguñu ba tey seen mbébét ngir téye ko wala rek daal di koy annulé loolee nga xamante ni mooy aj bi pays arabe boobu nga xamante ni moo nekk ci golfe moo gën a touché ci moom la feebar bi gën a laal Arabie Saoudite am na ci ñoo ñaar fukki junni ak juróom fukki nit yoo xamante ni amee nañu bile feebar junni ak ñaar téeméer nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ci mbas moomee di coronavirus. dañuy dalal fi mu nekk nii soxna Josette Kali ci rétro bi di xibaar yu gën a fës ci ay bés yi. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM. ab mine anti-char moo claté ci ndorteelu benn ci ayu bés ci bët saalumu réew mi armée sénégalaise ñàkk ci ñaar ci ay ndawam te it limaale si ñu bëri ñu amee gaañu gaañu. ñaar ci ay bés lañ ci teg bilan bi gën a yokku ci àllarba gi benn ci takk der bu amoon ay gaañu gaañu moo mujjee faatu mu tax ba léegi lim bi doon ñett ci ñoom ñu ñàkk seen bakkan. ay sox lañu nemmeeku ci ajuma gi ñu weesu ci àll bu Singuère Joola ak bu Mbissine mu dox ci diggante forces armées yi ak it combattant yu mouvement bu force démocratique yu Casamance armée bi moo doon amal ay opération de sécurisation ginnaaw bu rebelle yi dàqee ay réfugiés ci boobee diwaan xamle ni zone de guerre la Moussa Dramé. ci fajar ci ajuma ji doon nañ dégg ay sox yu metti bàyyeekoo ci ay forêt Singuère ak it Mbissine féetewoo ci bët saalum réew mi ci kaddu yu bare yoo xam ne jot nañ kaa taataan nee ñu it ndaw yu l'armée ñoo ci indi
dolliwaat kaaraange it yokk ci it seen i teewaay naka noonu it am na benn seen l'avion boo xam ne doon nañ naaw barab ba it ngir it xeetali ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf di jëflante ak ndaw yi mouvement des forces démocratiques de Casamance talaata gi weesu it ndaw yi MFDC dàq nañ ci biti ay askan yoo xam ne ñoo fekk baax ci Senghor Joola daw làqu ji woon ñaar fukki at yàllaa ngi ni ak it juróom-ñett Mamadou Bakary Goudiaby nekk kenn ki dëkk ci Senghor Joola nee na it gannaaw buñ ci yegsee mu am ci ndaw yoo xam ne dañoo yore seen i fetal daal di leen génn ci biti naka noonu it Jibril Badji nekk borom dëkk bi di Senghor Joola moom nee na it métti na lool anam boo xam ne ci lañ leen génn ci biti donte sax fi mu toll nii ñoom sopp nañ lool dellu siwaat seen i barab dëkkuwaay. dimanche lañ ñëw Senghor fas yéene toog dëkk yëpp nuñ ko defee loolu moo tax ñun tamit ñu yaakaar ci ne dañu war a ñëw toog suñu dëkk dund fu ñu nekk dañuy sonn 28 ans ñu ngi si dëkk jàmbur yi. Yuba Sonko nekk deuxième adjoint maire Kawour ne li xew nii metti na lool rawat na ñoo xam ne ñoom ñoo fekk baax ci Senghor Joola te jamono ji amatuñu fu ñu mën a teg tànk ñu dalal leen ci mairie ba. La population est déterminée. ñun dañ moo tax ma dalal leen ci mairie bi en attendant nañ xool nguur bi ban réaction lañ def vraiment maa ngi ñaan aussi bon ma nañ leen ñoon soutenir xool nañu ndimbal ñun mairie bi lu ñu mun def nañ ko. ay dëkk yu mel ni Senghor Joola ak Bissine ñaar fukki at yàlla ngi ni ak juróom-ñett maanaam li ko dalee 1992 jàpp tey ji ñoo xam ne ñoom ñoo ci dëkk daanaka ay daw làqu lañ dem dëkkee feneen mu nekk loo xam ne dafa metti ci ñoom ba tax na it saa su nekk dañuy jéem a dellu soir seen barab dëkkuwaay yooyu leet waaye du antu ndaw yi mouvement des forces démocratiques de Casamance di MFDC ngi fexe ba mën a moomee barab boobu la waaye it ndaw yi l'armée lànk nañ kaare yi te am jëflante rek boo xam ne moom la ñuy def ak ñoom ba tax na it mu am ay sox yu am seen i diggante saa su nekk waaye it ndaw yi l'armée fi mu toll nii ñu ngi dalal xelu askan wi ne it situation bi la it ñu ngi koy contrôler. ci wàllum njàng mi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu ne élèves yi nekk classe d'examen yi dinañu delluwaat ci l'école yi gouvernement bi moo xamle lu ni mel te it yëkkati na yenn ci ay date yu bees ngir examen yu ren yi calendrier scolaire bi dinañ ci indi ay coppite jaarale ko ci décret année scolaire 2020-2021 fas yéene ko tàmbali nag ci semaine bu njëkk ci weeru novembre ñu teewlu ci loolu Dame Diop di jëwriñ gi ñu dénk wàllum emploi ak formation professionnelle. alxamis ñaar fukki fan ak juróom bii ñu jëm ndongo yi nga xam ni ñi ngi ci CM2 ak ñi nga xam ni ñi ngi ci troisième ak ñi nga xam ni ñi ngi ci terminale ak ñi nga xam ni ñi ngi ci formation professionnelle et technique dinañ dellu ci daara yi ñu jàpp itam te ne bépp examen ci yooyu ma wax ni dina door ñaar fukki fan ci weeru août 2020 pour ndongo yi nga xam ni dañu nekk ci classe yi nga xam ni defuñu examen borom xam-xam yi dinañ saytu nan la ñuy xoolee seen jàll ci classe yi nga xam ni moo nekk ci seen kanam proposition yooyu dinañ ko def ak borom xam-xam yi fii ak le 31 juillet 2020 pour année scolaire bii di ñëw 2020-2021 njàng mi dina door calendrier examen yi entrée en sixième dinañ ko def à partir de 20 août 2020 brevet ñu tuddee ko BFM à partir du 14 septembre fukki fan ak ñeent ci weeru septembre session de remplacement ñi nga xam ni jotuñu woon def brevet boobu ci jamono boobu dinañ mën a def seen examen ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre ci wàllu baccalauréat bi anticiper philosophie ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru août 2020 baccalauréat technique ñi ngi ko jàpp ci fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 baccalauréat enseignement général dina tàmbalee ñaari fan ci weeru septembre 2020 ñi nga xam ni jotuñu woon def baccalauréat ñu tudde ko session de remplacement ñoom ci fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2020 la ñuy def seen examen boobu lépp loo nga xam ne nii mi ngi jëm ci wàllu examen professionnel CAP BEP BT BTS ñi ngi ko jàpp ñetti fan ci weeru août ba fanweeri fan ci weeru septembre 2020 xam ngeen ne calendrier scolaire président de la république moo koy dogal comme dañ jàpp nañ bés yi président de la république dina jël décret pour daggaat année scolaire bi wax aussi que ne année scolaire 2020-2021 dina tàmbale ci première semaine mois de novembre 2020. tàmbali nañu front bi ñu duppee multi lutte doy na bile front nag ñu nemmeeku ni am na lu toll ci fukki ci ay organisation yoo xamante ni dañu bëgg a lëkkale seen ay doole boole ci force vive yu nation bi yëpp ngir mën a aar intérêt wu population yi Ismaïla Marcel Coly. front multi lutte bu ñuy tuddee doy na lancé nañ ko bile front mi ngi ëmb fukki organisation yu am pour mbébét xeex ba forme injustice ci même réew doy na maanaam lu ëpp tuuru doy na it mën na doon benn message d'espoir pour xamal askan wi ne lépp mun na nekk bu ñu boolee seen doole àndandoo xàccandoo dóorandoo ki xam ne lu ñu mel mooy Guy Marius Sagna di porte-parole bu bile front. bu ñu waxee multi-lutte mooy ay xeex yu bëri te wute waaye mu mel ni lu ñu wute am na yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñun waa collectif bu Guéréo ñun waa collectif travailleur PCC yi ñun waa collectif des travailleurs de ABS ñun waa béykat ak sàmmkat yu nekk ca Balagulu ñun ñuy dëkk ci quartier bu ñuy woowee Terme Nord ñun
ñi nga xam ne ñun ñooy ñaar téeméeru étudiants victimes de AFIP Canada ñun waa FRAPP dañoo damm ci service état yi nga xam ne nekkee wuñ fi dara lu dul encaissé boo xam ne dëppoowul ak njëriñu liggéeykat yi dañoo sonn ci loolu nga daan nit ne ko yaa lekk 500 000 ñaar téeméeru étudiants foog nga fay leen 1 million ku ci nekk dommage et intérêt boobu ak léegi tous ana yoon ana président Macky Sall ana assemblée nationale ana au conseil des collectivités territoriales ana conseil économique social et environnemental. membre Doyna yi ñu ngi ñaax askan wi ñu ñëw ànd ak ñoom bokk xeex bi lee. ñu ngi tàllal loxo nag képp kuy association collectif de victimes moo xam ci mbiru suuf la moo xam ci mbiru mbéy la maanaam ci beneen fànn la ñuy dox ci sa sañ-sañ sa dëgg ñu koy salfaañe ñu ngi lay tàllal loxo fii sa place li kenn mën ñaar ko dàq. front multilutte bu ñu tuddee Doyna fas yéene na amal ay manifestation ci fan yi ñu jëmal pour mën a gën a xeex ak yelleef membre yi lee. procès Lamine Diack délibéré bi ñu ngi koy xarandi fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bii di ñëw ginnaaw bañ koy toppee ci wàllum corruption ak infraction alarba gi ñu génn nag parquet bi xamle ni war nañ ko tëj ci ñeenti atu kaso te it daanaale ko 500 000 euros wu ndàmpaay yile accusation maître Simon Ndiaye di kenn ci ña koy layool moom d'accordu ci ñu teewlu ay kàdduwam. liñ koy tuumaal dara amu ci. ñi fekkee procès bi gis nañ ne procureur bi nga xam ne moo koy accusé def na réquisition yu duré 3 heures te bu muy daanal ci 3 heures yooyu dafa wax ne moom ci boppam am na doute loolu nag moom mosuma ko gis te dafa naa ne benn avocat mosul gis benn procureur boo xam ne def na réquisition pendant 3 heures di daanal naan xaw naa am doute tuuti mais kii na yoon daanu ci kawam nañ ko tëj kaso ci 4 ans loolu moom ça n'a aucune cohérence ñun daal moom li ñu jàpp mooy ne liñ koy tuumaal defu ko te leeral nañ ko indi nañ ay preuves yu bari pour wane ne saacul xaalisu IAF kan mosu ko jox xaalis pour mu dem defi campagne électorale sénégalaise mosul laaj benn athlète xaalis te athlète yi ñu xam ñëpp koy gërëm dañuy defee rek ne justice bi dafa bëgg jël Lamine Diack teg ko foo xam ne moom kenn war ko fa teg parce que bu ñu gisee li mu def ci athlétisme kenn daal war ko tuumaal ci ay sàcc wala ci leneen donc xeex nañ daal moom te ñu ngi xaar. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. ñu koy jaajëfal moom Josette Kali di ko jox dig daje dimanche bi di ñëw di jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon na ci xarale gi di leen jaajëfal yéen it mbokk yi ñu leen di ñaanal ngeen yendoog jàmm.